téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission Kennu Askan Wi am mbégte dellusiwaat fii am mbégte tamit tey ci àjjuma ji di dalal Mbacké Seck nekk écologiste naka noonu mu nekk sentinelle de la baie de Hann ñu fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum baie de Hann Mbacké maa lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. am mbégte trop ñëw ci émission bi tur bi moo njëkk am solo kenn. kenn en français mën nañ ko tuddee pilier. mën nañ ko tuddee yoon luy dëgëral. donc liy dëgëral askan wi bu ñu fi ñëwee tey waxtaanee baie de Hann mbiru tefesu Yaraax mbiru tefes yi lu ñuy am mbégte la parce que kaddu population bi mooy génn. am na solo alors ñu gis ni baie de Hann yàgg nañ ko coow ni mbir mi war na sotti wala tamit projet bi fan la toll coow li daal bëri na mbir mi dafa mel dafa am retard gis nañ njiitu réew mi président de la République Macky Sall si tukki bu nemmeeku bu mu dem ca France ak MEDEF di mouvement des entreprises de France. jot na fa tamit waxtaanal ki nga xamante ni moom moo jiite groupe Five si biir waxtaan bi ñu jàpp ni projet bi mën na tàmbali travaux yi mois de septembre si bii ñu dëdmel alors yow sa première réaction lan lay doon Mbacké. waaw loolu dañ koy rafetlu trop day nekkaat beneen jéego beneen pas-pas bu nga xam ne njiitu réew mi wane na ko ci bëgg a setal tefesu Yaraax ak bépp tefes bu nekk Sénégal. parce que ci fàttali ko rek def na ñetti conseil interministériel di wax mbiru baie de Hann def na ñaari conseil présidentiel di wax mbiru baie de Hann bi yëf yi tagga témbee weer yi la ñu passé xëy na ci li ko dindi tànk yi ci la bokk takk-takk yi ci amoon ñu ko dindi ci la bokk tey bu gëjee France ba mu mel nii mu dem fa entreprise bi nga xam ni moo gagné travaux canalisation bi parce que dafa war a gas benn conduite bu jóge port dem ba Mbaaw mu toll fukki kilomètres ak ñett lu am solo la parce que xeetu liggéey bu mel noonu daanaka musul am ci réew mi wala bu amee Afrique de l'Ouest am lu néew la mu dalal kooku loolu luy dal xel la day wane ni rek projet baie de Hann naam yàgg na naam sooxe na naam am na retard mais njiitu réew mi teg na ko ci projet yi nga xam ni def na ko prioritaire ñu koy rafetlu trop. alors Mbacké Seck yow gis nañ ni yàgg nga bay waar si lépp lu jëm ci wàllum baie de Hann yow nga xamante ni loolu moom macha allah sa xam-xam màcc na si bu baax a baax retard bi si sa gis-gis lan moo ko waral ndax à chaque fois dañ naan mbir mi day tàmbali waxoon nañu fi tamit ni weer bii lay tàmbali ñu waxaat tamit septembre mbir mi daal ba léegi dafa tagga tembe. waaw yàgg na ba jaaxal ñu. parce que bu ñuy fàttali ci histoire ñun population bi ñoo demandé gouvernement Sénégal ñu toppatoo baie de Hann loolu 2002 la. yëngal bu njëkk bi ñu ci njëkk a def 1988 la loolu ak léegi am na fanweeri at ak ñaar lu ñu yëngal 2002 ba 2020 am na fukki at ak juróom-ñett mais jéego yi ñu ci def ci atu 2020 yi xëy na mosuñu ko def dem ba tànn entreprise bi nga xam ni moom moo war a yore liggéey bi mosuñoo yegg foofu. moom doon mosul am. masul am parce que bu njëkk jafe-jafe bi moo doon dajale xaalis ñu dajale xaalis banque européenne d'investissement dugal xaalis. AFD dugal xaalis ambassade de France dugal xaalis. ñu dem ba projet bi yàgg banque européenne d'investissement génne xaalis ba mu dugaloon donc projet bi. dana am du am parce que amatul xaalis. si ñoom lan moo tax ñu génnewul. mais yàggaayu projet bi. moo tax ñu génne. ak dañu joxe woon marché yi jox ko ñu nga xam ni amuñu dayo bi amuñu pexe yi amuñu mën-mënu conduire travaux yu mel noonu. loolu andi yàgg ba ñu del nanguwaat seen xaalis mais directeur ONAS bu bees bi fi nekk ànd ak gouvernement Sénégal dem Hollande waxtaan ak hollandais yi bu ñu ñëw defaat ci xaalis bu am solo. si lañu jël marché bi teg ko si ni ko loi Sénégal waxee ni noonu la ñuy joxee marché public. parce que bëgguñu nag mu nekk marché yaa ma neex wala marché ñu jox ko nga xam ni mënul liggéey bi. ñu joxe ko presque joxe marché bi jël na lu tollook at te liggéey bu toll nii nga xam ni. dafay am impact dafay feeñ ci dundinu lu toll genn wàll million ci doomu aadama ci Ndakaaru liggéey bu am solo la. 500 000 personnes 500 000 personnes un demi-million. impact ci juróom-ñetti commune ak ñaari département lépp lu féete Saloum. Dakar baie de Hann bi dina leen impacté donc liggéey bu toll noonu ak xaalis bu toll noonu il faut ñu dugg ci ak sérieux. am na solo Mbacké Seck dañuy commenter image yu am solo yi nga xamante ni baie de Hann alors am na benn image bu ñu jotoon léegi suñu ko waa régie mën a joxaat su ko defee Mbacké Seck mën a commenter image yi dana nekk lu am solo alors Mbacké image yi ban commentaire nga si def. waaw image bi téléspectateurs yi. image bi dañu nekk si li ñuy woowee canal 6 canal bi ñu ngi ko tabax 1955. donc am na juróom benn fukki at ak juróom ndoxu taw rek la waroon andi
destiné à l'évacuation des eaux pluviales mais canal bi dafay jógee Colobane jaar zone industrielle jaar zone artisanale jaar quartier spontané yi ñooñu ñëpp jël seen mbalit xëpp ko ci biir canal bi lu tolloog juróom benn fukk at ak juróom canal bii di génne mbalit mii ngay gis di ko yóbbu directement géej muy pneu muy bouteille muy bépp xeetu saleté ak tilim bu nga xam ni géej gu muy dem lu ëpp juróom fukki at yàqu-yàqu dafay am ñi nga gis nag nit ñi ñoo jóg solu ñu tenu di ko dindil seen bopp ak seen i moyens de bord parce que depuis fukki at ñu ngi wax ni canal bi moo yàq tefesu Yaraax ba ONAS ci programme de dépollution de la baie de Hann canal bi daf ko war a tëj mais ci ñaata at lay toll ñun nag ñu ni mbalit mi warul dem géej 2020 ak li ñu wax ci wàllu environnement ci Sénégal def ko ci constitution bi wut code de l'environnement am code de l'assainissement am code de l'eau am même une norme sénégalaise ñu ni mbalit mi duñ ko bàyyi mu dem géej si la ñu futteeku dindi mbalit mi te boo xoolee bi ñu koy dindee dina jël fourche boo am ñetti bëñ dugal ci saaku soble pour te dire que résilience am na ñun suñu bopp ñoo ko dindi ba yegg ci huile bi mënatuñ ko tibbi mais ñu jël fourche laxas ci saaku soble di ko tibbee huile bi nekk ci biir pour teg ko ci biti boo demee foofu fi canal bi di génnee di nga fa am lu ëpp 200 pneus yu canal bi andi ci tefes gi 200 pneus ëpp na 200 ñu dindi mbalit bi nag xool nu mel ni exactement gis nga pneus yi nu mu bare pneu yi yëpp canal 6 moo ko andi te lu mel nii day am géeju Soumbédioune parce que am na canal 4 bu nga canal 5 buy yóbbu mbalit mi géej am na Tëngéej am na Ngor am na Bargny canaux à ciel ouvert yi dañ fa war a def li ñuy woowee dégrilleur muy seggukaay buy téye mbalit mi ndoxu taw mi nu mu mënti toll dana glisser dem géej parce que canal bi dafa gravitaire donc amul benn risque ndox mi des ci biir canal bi ba du yegg géej donc ndox mi ngay gis nii mu ngi daw di dem géej mais amul mbalit mais pneu yi ngay gis juróom fukki at jaar nañu ci canal bi di dem géej te ñaata pneu nga wax ëpp na 200 su ñu demoon nii tey ak sa bu ñu demee woon nii ak sa caméraman wala suba ci suba yónnee ma équipe li ñuy gis ci pneu daf leen di jaaxal ñun nag si la ñu jóg ni lii waratul am ñu jël li ñuy woowee dégrilleur nit ñi cotiser seen bopp sénégalais yu nekk Yaraax ak ay sénégalais yu nekk extérieur waa diaspora bi ku ne génne loo am ba ñu am lu ëpp 2 millions ñu defar suñu grille ak technicien bi xool lan la ci loi bi waxtaan seeg ministre de l'eau et de l'assainissement Serigne Mbaye Thiam ñu ngi koy gërëm ak kilifa yu mel noonu maire de Dakar ba maire de Hann contribuer ñun ñu defar dégrilleur pour traiter mbalit mi mu dem géej te gis nañ ni def na ko am na solo du ñàkk tamit daañu jotaat yeneen image yi ci kanam tuuti alors waa beneen a ngi nii waaw gis nga ndox mi ni muy dawee ndox mi Colobane lay jógee boo tooyee pont Colobane ci autoroute bi foofu nga gis train wu TER bi taxaw ndox mi fa lay dawee di ñëw tase ak ndox mi jóge HLM 1 ba 6 loolu yëpp mooy jaar ci canal 6 bi dem géej ndox mi day bari doole ba nga xam ni loo fa def ci pneu ndox bi dina ko puus ba mu yegg géej ñun nag loolu ngay séen ci fond bi moom la ñuy woowee dégrilleur mu war a téye mbalit mi ci biir canal bi ñu fekk ko fa tibb ko waa UCG ñëw jàppale ñu ba yóbbu ko desal am na solo alors Mbacké restaurer baie de Hann njëriñ bi lan la njëriñ bi démb maa ngi gis ci benn page Facebook benn photo bu daté 1930 ñuy wane jën wi dafay bari ci géej gi ba day ñëw mel ni lu dof ñëw ci tefes gi ba fatt port ba fatt Gorée dafa nekkoon géej gu bari jën Yaraax moo am teeru bi nga xam ni moo gën a rëy Dakar ensuite géeju Yaraax dafa dal yow boo demoon géeju BCEAO wala Guédiawaye wala Cambérène géej yu mel noonu boo xoolee doo am fitu sangu alors que géeju Yaraax dafa dal gaal yi ba bari ñu fa la ñuy ñëw làqatu pour géej gi ban ko toj géej gi dafa dal suuf si weex mu bëri jën neex a sangu loolu mooy force tefesu Yaraax mais tey booy dox ci kaw ay pneu ngay dox ci luy bënn sa tànk ngay dox ci mbalit ngay dox ci ay déchets organiques ngay dox te loolu war na mun a deñ loolu mooy gis li ngay gis mais ci milliards de mètres cubes de ndox mu bon bu fay tuuru kenn mënu la nattable nan la toll parce que am nañu ñaar fukki canaux ak benn yuy sotti ndox mu bon guddi ak bëccëg suba ak ngoon toute l'année te am na ay conséquences yu doy waa ci suñu environnement mais bien sûr parce que boo gisee géej gu tal noonu mënatoo fa napp problème la mënoo fa sangu problème la may fàttali bi xale yi Sénégal di jóge fii di dugg ci gaal yi di dem Espagne Yaraax lañ doon woowee pooru Barça ndax mool yi amatuñu jën ci biir géej gi conséquence pollution la ñuy dugg ci gaal yi di dem Espagne donc usine jën yi tëj
ñetti xeetu feebar ñoo gën a bëri Yaraax muy feebaru sëqët feebaru woqatu ak feebaru biir buy daw. dernière épidémie choléra bi amoon Sénégal ñëpp a ngi muslu ci mbas mi mais dernière épidémie choléra bi mujjee am Sénégal mu ngi démarré woon ci canal 6 bi foofu tolloog Colobane. donc pollution baaxul ci wér-gu-yaram. pollution baaxul ci santé pollution baaxul ci nekkinu doomu aadama. santé daal pilier wu santé kennum santé mooy ñàkk pollution. alors Mbacké travaux yi war a tàmbali weeru septembre yéen seen proposition lan la jëm ci wàllum travaux yi. waa travaux yi nañu ko def comme nu mu tudd nañu ko def li ñuy wax responsabilité sociétale des entreprises. RSE. société yu mag yi gagné travaux yi. ñun bu ñu gis ay engins ak ay tali yu ñu baare kese nañu fexe ba liggéey yi ñu mën a jël ay doomu Yaraax doomu Caaroy doomu Mbaaw ñu am qualification ñu jël leen. nañu fexe ba ñun ñu comprendre ouvrage yi ba ëllëg ñoom bu ñu demee toppatoo bi ñu mën ko def parce que il faut ñu mën a approprier wu travaux yi gis nga dëkk bi fu ne taana ñëpp a ngi kaas ndox mi wal partout ku ne di interpeller ONAS. parce que nit ñi approprier wuñu ouvrage yi comprendre luñ ko ba ñu ko fiy des ñu mel ni man juddooguñu parce que nee naa la canal bi 1955 lañ ko fa def donc comprendre ma ko xaw ma nu muy demee xaw ma lan la antan dañu bëgg rek que travaux BDAN yi ñu impliquer population yi début ba fin. ba ëllëg bu société yooyu nga xam ne ñoo ko def jël nañ seen bénéfice dem ñun bénéficiaires yi ñu mën a toppatoo ouvrage yi ba mu amal njëriñ askan wi. alors gisoon nañ aussi askanu BDAN askanu Yaraax yooyu si jamono yi si ginnaaw dafa mel na bé bi daal projet bi xawuñ si woon kii mais léegi dafa mel na ñoom ñu ngi si biir ànd nañ si bu baax. waaw c'est que nit ki mënul bëgg lu mu comprendre. projet bi ci ñun la jógee ñun population yu ñoo dem fekk gouvernement Sénégal. wax ko dañu bëgg nga toppatoo tefesu Yaraax parce que li am fii jaadootul. gouvernement bi ànd seeg ñun mais dañuy jékki-jékki ci doxaluñu projet bi ñun population bi dootuñu xam lu xew. et on ne peut pas aimer ce qu'on ne comprend pas. surtout ci wàllu assainissement surtout ci wàllu pollution. du hasard ci référendum ba la ñu passé. nouveau droit yi nekk ay droit sur l'environnement du hasard. donc loolu bu nekkul hasard yow ak man ak caméraman yi ku jóge fii ci sooy bi boo ñibbee sa kër di nga xool beneen façon xool fa nga dëkk est-ce que di nga jéggi ndox dem est-ce que am na mbalit est-ce que sa mbalit ñu ngi koy jël est-ce que am na ay garab réflexe bu bees boobu dafa nekk ci doomu Yaraax yi dafa nekk ci doomu Caaro yi dafa nekk ci doomu Mbaaw yi. ba ñun nag fii ñu dëkk. ñoo ko gën a bëgg mu defaru directeur ONAS. ñoo ko gën a bëgg mu defaru président Macky Sall. parce que ñun ñoo fa dëkk ñoo fa màggee. kon adhéré ngeen bu baax ci projet bi. suñu projet la on s'en approprie totalement dañu koy jël ñun ñooy kennu projet yi. yéenay kennu projet bi. ñun ñooy pilier wu projet bi comme kennu askan wi. ñun ñooy kennu projet bi. loolu dafa leer suñu bopp. am na solo moom la ñuy doxee moom la ñuy waxee. te dañu xalaat ci ñun projet bi comme segg ndox mu bon bi la rek mbalit mii nga gis canal 6 bi génne ko. war nañu am lu toppatoo mbalit yi les déchets solides. projet bi dafa am ñaari pàcc. jubbanti mbedd yi diggante Yaraax ak Mbaaw mais jubbanti mbedd yooyu war nañ ko def caaro yi. deuxième bi mooy ndox yu bon yi dem géej ñu segg ko mais dafa war a am troisième pilier parce que juróom fukki at ak juróom. 65 ans mbalit maa ngi dem géej tëdd fa. boo xoolee géeju Yaraax sur 100 mètres dafay ñuul kukk ni tableau bi. parce que mbalit kese la. mbalit moomu nag géej gi daf koy téye par moment mu génne ko war nañu am benn projet complémentaire bu nga xam ne bépp mbalit mu génn ci biir ñu jël ko projet boobu waxtaan ak nit ñi ba kenn dootul sànni sa mbalit géej. projet boobu waxtaan ak nit ñi ba ñu mun a valoriser déchets yi. parce que ordure la ñuy wax recyclage. mais ñàkk sànni mbalit yi ci géej mu ngi am ba léegi. waaw ñu ngi sànni mbalit. ñu ngi sànni mais problème tey nii may wax ak yow. oui. directeur UCG Mass Thiam yónnee nañu woon 114 personnes. ay ndaw ak ay nit yu am expérience. ñu sillonné les 3 kilomètres de Yaraax pour wax ak nit ñi am ngeen système bu baax bàyyi leen sànni mbalit mi géej. loolu bu ñu ko boolee ak canal 6 bi génneetul mbalit. lu bari danañ ko arrêté ci mbalit. mais xam nga Mbacké man lan laa comprendre mooy ngeen adhéré ci projet bi askanu Yaraax ba pare ñuy wéyal di sànni ay mbalit. non maa ngi lay expliquer lu tax ñun ñu liggéey ci canal 6 bi. oui parce que su nekkee ñu Yaraax am na 1200 kër. kër gu nekk bu nekkee génn nañ 10 kilos mbalit par semaine wala par jour. mën nga ko quantifier mais canal 6 bi ay milliers de tonnes mbalit lay génnee pendant 65 ans. pendant 65 ans 65 ans mbalit mi di fa jaar di dem géej
di taaju ci tefes di taaju ci biir géej ak tefes gi loolu ce n'est rien comparé par rapport ak li population bi def donc li population def dafa minime par rapport ak le canal à ciel ouvert li muy def pendant 65 ans dégâts yi foofu la jóge mais ñàkk def bi aussi am na solo. non def moom danañu ko bàyyi oui parce que dama la wax ñun 88 la ñu tàmbali bi ñuy tàmbali ay étudiants la ñu woon bëggoon di dem ci ñuy tefes gis mbalit mi bari ñu jël ay rato rato yooyu tey ay pelle mécanique la mais bëggatuñu pelle mécanique am fa parce que changé nañu suñuy comportement bëggatuñu rato ak pelle mécanique am fa parce que ñun xam nañ lan mooy effet pollution ci suñu santé lan mooy effet pollution ci suñu liggéey lan mooy effet pollution ci développement global yu Yaraax parce que pêche bi dootul jox njaayam jën mi du dox sangu géej bi mënoo ko te boo amee géej gu mel nii mënoo fa def yooyu yëpp ba usines yi tëj musiba day am Malick man bi ma amee bac dama liggéey usine jën ba mun a inscrire université ren sama doom mënul fay parce que kenn dootul sangu géej amul usine bu mu liggéeyee sama sœur ak sama yaay yi doon jaay jën bàyyi nañ ko parce que géej gi amatul jën c'est un problème même de développement durable bu pollution bi di poser au niveau de Yaraax de Thiaroye et de Mbao ba fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal tey Mbacké Seck nekk écologiste ak nekk tamit sentinelle de la baie de Hann mu ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628 74 74 alors Mbacké projet bi su tàmbalee ak tamit xaalis bu ñu ci def yëpp ñu ngi wax 79 milliards si suñu xaalis jàpp nga ni 79 milliards yi mën na tax ba projet bi li ngeen ci séntu yëpp li ngeen ci xaar yëpp mu mën a yem. yaakaar nañu dina régler lu bari ci mbiru ndox yu bon yi sotteeku géej yaakaar nañu ni dina fexe 500 000 personnes ñu am accès à l'assainissement parce que ci liy doxal ville ndox bu ñuy naan ci la bokk courant bi ci la bokk mbalit mi nu ñu koy yóbboo ci la bokk wàllu assainissement ci la bokk connectivité sax ci la bokk léegi ndax nit ñi mën a yore seen téléphone di seetaan émission bu am solo bu mel nii donc bu projet baie de Hann doxee lu tolloog genn wàllu million ci ay nit dinañ am assainissement dootuñu sotti seen ndox mu bon seeni buntu kër xale yi di ci football di feebar boo xoolee ci koñ yi gën a taa région de Dakar ren nga chaque jour nga dégg ko ci rajo bi Diamaguène Sicap Mbao la mooy commune bi ëpp ndox ren parce que non seulement dañu dëkk sur un bas-fond dëkk sur une ancienne mare mais ndox yi mënatuñu évacuer fenn te booy xool plan d'évacuation des eaux pluviales day jóge au nord wàcc vers le sud sur la baie de Hann parce que la baie de Hann c'est toute la partie sud de Dakar de Bel-Air à Rufisque. am na solo am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk ci ligne bi dem na waaw mën nga wëyal. waaw donc ndox bi day jóge ci kaw. oui Technopole wàcc Charlie Thiaroye Gannaaw Rail wàcc géeju Yaraax jóge zone de captage wàcc géeju Yaraax donc bu amee lu tracé loolu lu ko teree yegg mooy andi inondation ci quartier yooyu donc projet baie de Hann bu sottee ba ñu mun a gérer ndoxu taw yi gérer eaux usées yi am système d'assainissement moderne je pense que li muy régler dina bari trop danañu fàtte Yaraax bi mu jógee mais toute cette partie sud de Dakar sur presque 3 départements parce que day impacter département de Dakar impacter département de Pikine et le nouveau Rufisque même sera impacté parce que réseau assainissement sud bi nga xam ni ONAS yaatal na ko ci projet baie de Hann dina yegg ba foofu 79 milliards sax dina ko dépasser parce que dina ko dépasser ba ñuy tàmbali fanweeri milliards ak ñett lañu waxoon waxoon 33 milliards lañu waxoon de. mais projet bi ñu xalaat ni c'est pas seulement waa Yaraax moo wala war a amal njëriñ mais bu amulee njëriñ waa Yaraax ñi nga xam ne ñoo féeti ginnaaw raay Pikine ginnaaw raay sud gannaaw raay nord Diamaguène Sicap Mbao Mousdalifa tous ces quartiers war nañu mën a connecté wu parce que route de Rufisque bi rek moo ñu séparé. kon yow mbir mi su ëppee 79 milliards du la bett. ndax comme 33 milliards lañ jóge dali 79 milliards. su ko weesoo du la bett mais daf ko war a ëpp. parce que 500 000 personnes du lu néew c'est une grosse ville. lu toppatoo seen santé sur des générations warul nekk lu néew warul nekk lu ñu foowee. ci fàttali dëkk bu mel ni Londres il y a 150 ans un siècle et demi pollution bu toll nii moo amoon sur leur fleuve appelé la Tamise ba ñu am problème. ba ñu koy régler dañu defar ay ouvrages yu ñu dimensionné booy seetaan film anglais yi da ngay gis toujours ay oto yuy daw ci seen réseau d'assainissement bi donc c'est bien dimensionné. ba lu ville bi màgg en 150 ans seen assainissement du am problème. Il faut qu'au niveau de Dakar qui est devenu une très grande ville
ñu am réseau d'assainissement bu nga xam ne dimension yi baax na duñ ko surutiliser ensuite nit ñi am ay bonnes pratiques mu bañ a mel ni waa Yaraax di sotti mbalit ci géej gi mais fekk wala yi sànni ay bopp xar ci canalisation. dañuy gis canalisation fermée boo ko ubbee. bopp xar nga fay fekk wala tapis wala. saako loolu tamit vraiment moom doy na waar rek. mais xoolal booru marché yëpp fi ñuy jaayee marché ajjuma ak marché normal toujours canalisation ONAS bi nekk foofu dafay éclater parce que mbuusu ndox yi bu amee suuf ak gobbale café yi mais dafay boucher canalisation. ndox mi du dem. tamit lu ma jaaxal mooy nit ñi ñu leen di sensibiliser ci loolu mais teewul tey lañ ko gën a def. il faut ñu bañ ci tàyyi. parce que ñi am mauvaise pratique bu ñu tàyyiwul ñun ñi war a diffuser bonne pratique yi ak yenn taskatu xibaar yi. waruñu tàyyi. parce que loolu mooy andi changement te mooy andi bien-être bu amee population bi nekk en santé. ñu mën a jàng correctement mën a liggéey correctement suñu réew mën a tendre vers l'émergence. mu nekk lu am solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 ñu ngi dalal tey Mbacké Seck nekk écologiste naka noonu mu nekk sentinelle de la baie de Hann. mën ngeen participer ci émission bi ñun may xamal ni am na suñu téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo dafa mel ni dañ am jafe-jafe ci wàllum serveur bi alors Mbacké léegi intercepteur jëm ci wàllum eaux usées bi nag loolu la ngeen ci xaar. waaw intercepteur boobu. dafa war a jaar ci zone industrielle bi jóge port. parce que le plan d'eau du port fi bateau yi di dem. source de pollution la. parce que lu fa génne ak ni géej gi bindoo ndox mi daf koy pousse vers baie de Hann. donc loolu daf ñu koy jël. am na solo ma jël ku nekk ci ligne bi allo. allo baal ñu nga wàññi télé bi kilifa gi bismillah. allo ñu lay dégg. waaw. mu ngi woon participer ci émission bi. fan nga ñu woowee. Hann. bismillah. allo. Pape Malick. waaw ñu lay dégg bu baax. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. alhamdulilah delloo ziar. waaw di nuyu sa invité bi. Mbacké Seck. Mbacké Seck waaw di ko féliciter. ci engagement bi. vraiment fierté la pour Hann. parce que li muy yëngatu ci wàllu baie de Hann bi sentinelle la ci. ñun on a eu à participer ci affaire boobu mais li mu ci nekkee ak li mu ci xam ak expérience am wax dëgg yàlla daf ñuy jox fierté. te di ñaan lépp loo xam ne rek mooy njariñ bi nga xam ne moom la ci wutal pour wax romb na sax Hann mais pour au niveau de la population sénégalaise que yàlla jàppale ko ci et nous lui soutenons et nous lui disons bon courage Malick merci beaucoup loolu daal la ñu amoon lu ñuy wax mais beneen bi tamit moom mooy wàllu comme li mu wax ni par rapport ak sensibilisation pour la population ñiy sotti mbalit mi foofu c'est vrai que mi ngi wàññeeku mais comme ni mu ko waxee war nañu gën a mën a góorgóorlu bu baax a baax te loolu gën a dañ parce que image boo xam ne da doon yàq nit ñi nga xam ne ñoo dëkkee Yaraax ba boo ko déggee da lay xaw a métti que ni waa Yaraax dañu ci sotti mbalit mais vraiment ñi ngi conscientiser ñi ngi continuer ci lancer boobu peut-être que yàlla incha allah bu ak démarrage projet bi nga xam ne ci la ñuy def te muy yaakaar nag boo xam ne bu taxaw la yàlla bu mu mel ni projet yi fi jiitu woon parce que wax dëgg yàlla yàgg nañ ko di ko xeex depuis plus de 15 ans depuis temps Abdou Diouf ba léegi boo ko yàlla dee sottal tamit yàlla na nekk loo xam ni wax dëgg yàlla njëriñ la boo xam ni du taxaw parce que am na benn bu fi jaaroon seen environnement malheureusement liñ ko doon séentoo peut-être que am na lu ñu ci def mais am na lu des lu bari évaluation boobu nag bi ñu ko defee ba pare donc xam naa ni lii buñ ci taxawee incha allah yàlla mën nañ ci jàppale di gërëmaale tamit boucle de baie de Hann bi nga xam ni bokk na ci ñi ko créé te ñi koy dundal muy benn panel boo xam ni wax dëgg yàlla amul benn panel bu mel ni panelu baie de Hann parce que à tout instant les gens ñi ngi réagir ñi ngi xool nan la ñuy améliorer seen condition donc loolu te moom wax dëgg yàlla acteur la ci boo xam ni da ciy jàpp bu baax a baax population bi ñu ngi ko ciy jàppale. jërëjëf waaw merci beaucoup. merci beaucoup merci Mbacké. waaw li muy wax wax na dëgg. image yu baie de Hann dañ lay wan toujours benn xale bu jigéen bu yore paanu ndox di sotti ci géej gi. mais paanu ndox ban contenance la 10 litres la ak canalisation buy sotti ay millions de mètres cubes jour et nuit toute l'année. yamul ci sotti ndox mu bon am ay meññeetef mais dafay andi mbalit. mais projet de baie de Hann day jël canalisation yooyu yëpp yu jóge ci usines yi jóge ci port bi ak kër yi parce que yokk nañ ñi ci. yóbbu ko ci station d'épuration bu bees bi ñu war a tabax pour ñu segg ndox mi. seggi ko sànni ko géej mais ñun population bi dañ ci am gis-gis. bu ñu seggee ndox mi niveau secondaire dañ ko war a sànni géej ci 3 kilomètres. pour géej gi tasaare ko.
mais ñun li ñu gënal comme segg nañ ko jege nañ forêt de Mbao bi dañu xalaat une bonne utilisation parce qu'on est tout près de la forêt de Mbao. Oui. Utilisation boo demee Mexique dans la zone désertique eaux usées yi la ñuy recycler utiliser waat ko pour arroser. Donc war nañu mun a xalaat volume mu ndox bu toll noonu est-ce que dafa war a dem géej ñu sànni ko géej léeb naxasaay ñun population bi dañu xalaat ni war nañu approfondir réflexion bi ba ndox moom ñu nar a sànni géej forêt de Mbao bi nekk tout près ñu xool ban xeetu utilisation la ñu war a. mais loolu waxtaan ngeen seeg. ñun suñu xalaat la suñu beneen xalaat mooy. oui fi ñu war a def centre d'épuration bi parce que dañu war a tabax usine bu war a mel ni bi nekk Cambérène buy segg ndox mi. mais fa ñu koy def ak changement climatique yi géej gi day avancer géej gi su avancé xëy na 50 ans suñuy sët danañu ko fekke mais mën na lekk fa ñuy def station bi. alors que boo demee dëkk yu mag yi ci kaw station mën nga fa baal mën nga fa lekk restaurant mën nga fa def conférence te doo xam ni fii nga toog ci suufam. ñu ngi fay segg ndox mu bon ba sellal ko. donc pour ñun war na am possibilité investissement bu toll noonu milliards yu toll noonu ñu def ko fu nga xam ni à long terme ouvrage bi dafay continuer nekk en sécurité. au lieu ngay ñëw jëlaat ay milliards. wut ay digue de protection pour protéger ko. kon li ngay wax ni projet bi jëlu ko en compte. jëlagu ko en compte. parce que ñun dañu jëlagu ko en compte parce que déglu bi moo des déglu bi ñuy def population bi ñun dañu jël Yaraax ñu jubbanti mbedd yi. jël Mbao jubbanti mbedd yi mais caaro yi nekk ci diggante bi te ñett yëpp ay village traditionnel la boo jubbantee bopp bi jubbante cat bi war nga jubbanti digg bi ñun dañu bëgg li ñuy defal Yaraax c'est pas pour tilimal caaro yi wala tilimal Mbao dañuy ànd defarandoo Yaraax defarandoo caaro yi defarandoo Mbao. parce que suñu gouvernement moo koy defar te war na ko mën. te besoin yu population bi maire yi ànd nañ ñaan ko état bi ñun aussi bëgg nañ ko ñaan état bi et ñu bëgg décideurs yi dégluñu ci loolu. alors Mbacké li ngay wax ni fekkee ni projet bi jëlagu ko en compte ba projet bi tàmbali ba pare jëlu ko en compte est-ce que du indi yeneen jafe-jafe tamit foofu. mais ñoom ñoo ñu wax avenant. dans tous les projets même sa kër yow sa bopp sax boo moytuwul yenn saa yi nga avenant. dans tous les grands programmes de l'État dafay am avenant boo xoolee terre bi nga xam ne milliards yu ñu ci def war nañu yokk avenant bi parce que quartier yi inondé bees ndax terre bi bari na. loolu on n'en tenait pas compte mais dañu koy jubbanti. jubbanti ak jooyanti. malgré que kennum des le pilier peut rester là. le fondamental du projet peut rester là mais war na mën a am jubbanti. am na solo am na keneen ku nekk ci ligne bi allo. allo. bismillah allo. allo oui. ñu lay dégg kilifa gi. waaw dama bëggoon participer ci émission bi am nii la en direct. bismillah fan nga ñuy woowee. maa ngi leen di woowee Ouest Foire. bismillah ñu lay déglu kilifa gi. da nga ne. man yow rek nañuy déglu bismillah. ah bon d'accord. ok ma ne salaamaaleykum na ngeen def. alhamdulilah. alhamdulilah mais ma ne dama bëggoon ngeen bàyyi xel tuuti ci mbalit bi nga xamee nii mu ngi nekk ci baie Hann bi ndax mbalit boobu Sénégal la jóge wala dafay jóge bitim réew parce que xam naa ne tubaab yi moom am nañu pexe yu nga xamee nii léegi-léegi ci guddi gi la ñuy jël ay bateau def ko ay mbalit ba mu fees di ko sànni ci biir géej gi. ah bon donc loolu laa bëggoon ngeen vérifier ba xam ndax mbalit bi mbalitu Sénégal la wala mbalit la boo xamee nii bitim réew lay jóge suivant emballage yi ngeen di jot noonu. jërëjëf. d'accord. Mbacké loo ko si mën. waaw li muy wax lu am solo la. parce que bi ñu mbalit mi jaaxalee suñu xel dem na ci dëkk yu mag yi jël seen mbalit di ko yab ci ay cargo di ko yóbbul dëkk yu ndaw yi ñu ko fay ñu koy def. am na Asie am na Afrique mais bi ñu continuer gëstu xool nañ ni suñu mbalit mi mu ngi topp canalisation yi di ñëw ensuite ni géeju Yaraax bindoo parce que booy xool carte Dakar dafa dugg ci biir géej gi 100 kilomètres. donc lépp lu jógee ci golfe de Guinée bi Gambie parce que da nga fay am ay bantu mangrove lépp lu nekk au sud géej gi daf koy pousse mu ñëw ba tefesu Yaraax. am na keneen ku nekk ci ligne bi allo allo. oui allo. allo. oui allo na ngeen def. alhamdulilah. maa ngi si jàmm. ñu si jàmm bu baax. di waaw wax di ñaan réalisateur bi rek suñu mënee bàyyi xel que ni background bi allo. allo. bismillah. waa Cheikh bi man sa numéro laa soxloon yow. allo. oui allo. waaw ñu lay dégg ñu lay déglu. ma ne yow sa numéro laa soxla man. sama numéro nga soxla. waaw. bul quitté ki nekk si régie bi dina la ko jox incha allah.
d'accord Modou incha nga allah jox numéro bi Modou. waaw donc vérifier nañu ndax mbalit moom ci ñun la jógee parce que daf ñu ëlëmoon. mais bi ñu toppee photo yi ñu am ci canal 6 bi mbalit mi dafa doon bari ba yow da ngay mën a dox ci biir canal bi traversé ko alors que ci mbalit mu nekk ci kaw ndox ngay dox. mbalit mi da doon bari ba ñax sax fa ba lënd donc mbalit moomu bu tolloo noonu pendant 65 ans mais fan la ñu jëm. voilà le problème te booy sotti mbalit géej xëy na di nga ko sotti là où on a les grandes profondeurs. pour mu dem ci suuf. mais diggante Mbour ba Cap Manuel. lépp loo fa sotti ni géej gi bindoo ak ni ndox mi di dawee dana ko andi Yaraax. alors ki woote sànq mu ni bateau yi nga xamante ni mën nañ ñëw foofu sotti ay loolu lu am la wala. non am na. parce que xam nga entrée port. oui bateau yi dañuy faral di dégager mooy dindi li nga xam ni moo nekk seen biir. mais loolu amul effet trop ci baie de Hann bi parce que vérifier nañ ko. amul ci effet. non amul ci effet vérifier nañu ndax mbalit mi fii la jóge est-ce que suñu mbalit la xam nga bu ñu nekkee xale dañ doon wax mbalit tubaab da doon wute ak suñu mbalitu kër yi waaw ñëpp xam nañ loolu ñu dëkk ci yenn zone yi. donc mbalit mu jóge Europe ak mbalit mu jóge Afrique bokkul suñu mbalit mi ay sagar daf ci bari. suñu butéelu marque ndox yi ñu naan daf ci bari ay pneu daf ci bari. te bi ñu toppee canalisation bi gis nañu kii moo teg ay pneum kii mooy sànni sagaram yu bon cité yu bari yooyu yëpp nga xam ni amul woon benn nu mu tudd benn équipement d'assainissement yi nekkoon diggante Colobane ba gaaru Yaraax ñu tuddee ay xel comme cité Imbécile Daaru quartier yooyu boo nekkoon ci autoroute da nga koy gis ñooñu seen mbalit dañ ko doon déverser directement ci canal bi. boo seetloo tey boo jaaree autoroute di nga gis UCG def na fa benn point de normalisation. fukki bac moo fa nekk. fukki bac chaque jour dina fees. te ñooñu seen mbalit c'était directement dans le canal su ko demee ci canal bi daf koy téye atum yàlla. ba le 15 août taw bu metti bërki démb bi mooy pousse lépp géej. chaque année noonu lay demee. pendant juróom-benn fukki at ak juróom. alors li xew baie de Hann yëpp si tënk yow Mbacké Seck na nga gisee politique d'assainissement fii Sénégal. politique d'assainissement bi. xëy na ci kayit yi normal na. techniciens yi ñi ci ëpp seen njàng jaar na yoon. mais suñu réseau infrastructure yi dañoo màgget 1955. ba léegi ñoo fi nekk. ñoo fi ne ensuite dafa sous-dimensionné bi ñu koy defar Dakar 200 000 habitants la amoon. on est à plus de 3 millions kër yu nekkoon ñetti néeg ñaari pentre léegi ay 15 30 40 appartements la ñëpp am tout à l'égout. habitude yi ñu am maintenant avec l'assainissement avec l'eau l'utilisation de l'eau amuñu ko woon. robinet mbedd la ñu tàmbali woon douche mbedd mais maintenant la première chose bi ngay def boo tabaxee sa kër mooy chaque chambre am ses toilettes. alors que benn douche moo doon nekk ci koñu lëmm soo demee dans certains quartiers ba léegi fa nekkoon douche maire yaa ngi koy raser di ko def leneen donc àdduna dafa dox mais ñun suñuy infrastructure en matière d'assainissement ñetti caractéristiques la am. c'est un réseau vétuste sous-dimensionné. surutilisé. et nous avons des utilisateurs yu nga xam ni dañu am beaucoup de mauvaises pratiques. tout à l'égout dëgg la si ñun loo jot sànni ci mbalka bi su la wanee ginnaaw rek sa yoon ci fu muy dem. moo tax soo demee ci yenn niveau yi boo ubbee douche yi di nga fa fekk ay coton. di nga fa fekk ay capote di nga fa ay bopp xar di nga fekk ay tapis di nga fa fekk saaku ceeb yi te loolu amul dara lu mu war a def. dans un réseau d'assainissement. dans les grands pays dañuy am une succession de dégrillères buy empêcher objets solides yooyu ñu yegg ci réseau canaux à ciel ouvert yi. ensuite day am canal différencié canal bu nga xam ni ndoxu taw rek lay yóbbu. ak canal bu yóbbu eau usée ndoxu taw yi ñu récupérer ko réutiliser ko eau usée yi ñu acheminer ko vers un centre d'épuration ñu segg ko réutiliser ko mais ñun ñëpp nag ñun fii moom. lépp la ñu jaxasi ci benn conduite mu dem géej wala ñu sànni ci àll jaxase mélange sànni ci àll bi wala sànni géej. am na suñu beneen téléspectateur bu nekk ci ligne bi allo kooku dem na alors Mbacké yow sa xam-xam dafa màcc ci wàllum écologie nga nekk observateur nga siy bàyyi xel mais mbirum littoral tamit war a nekk na lu la soxal coow littoral bi nan nga ko gisee. waaw man xam nga baie de Hann caxatee bi si nekk. baie de Hann bi daf ma mujj def écologiste. parce que xeexu fanweeri at finalement dama nekk président RENOP muy organisation bu mag buy toppatoo wàllu. ëlëm bi
suñuy nit a ngi planté mangrove fële ci Fimela barki démb 9 hectares def nañ ko. ñeneen ñaa ngi dans le parc de Djoudj noonu la amee ñu nekk ci tefes yi. Bargny nekk Mboro. ba Dakar. ñun pollution la ñu xam mais ñooñu yeneen la ñuy dund. wax nañ changement climatique yi day tax géej gi avancé. bu avancé lekk ko am na ay gëstu yu wane ni Sénégal mooy 8e pays vulnérable. en matière d'avancée de la mer. te ñun am nañ 700 kilomètres de côte. côte bi nga xam ni yenn yi suuf la yenn yi xeer la yenn yi ban la suuf si nga am diggante Ndar ba Ndakaaru bopp Ndakaaru ay xeer la diggante Bel-Air nag ba yeggaat Joal suuf la après foofu nga amaat ban bi foofu la mangrove bi am moom nga am Casamance bokkul mais ci yooyu yëpp benn affaire lañ fa am mooy géej gi day avancer donc ñi dëkk ci littoral bi ñi ngi andi des dangers ñett mooy yàq littoral bi occupation yi nga xalaat ni da nga war a def hôtel nga occupation anarchique bi ngay wax occupation anarchique planifiée et autorisée par une administration endormie très souvent ñooñu ñooy autoriser ay nit ñuy occuper littoral bi te li nga def Saly day am impact Banjul li Mauritanie def port à Saint-Louis sur la frontière day am impact dans la ville de Saint-Louis travaux yi nga xam ne def nañ ko Rufisque day am impact à Bargny tout est lié travaux yi ñu def fii ci corniche bi dafa am impact sur la baie de Soumbédioune parce que am na ay hôteliers yu sëkk géej gi def ko ay infrastructures hôtelières mais am na impact sur la baie de Soumbédioune am impact sur les pêcheurs ñooñu pauvre dem Italie wala dem feneen dee ci géej gi muy musiba alors cette loi sur le littoral dañu ko soxla waruñu mën a teggi loi boobu nga xam ne mooy aar littoral bi facilement ñu contourner ko c'est pas normal. loolu du yoon alors dans ce cas est-ce que da nga jàpp ni responsabilité bi état bi la wala les responsabilités sont partagées. non la responsabilité incombe à l'état. tout court. ci diggante bii ñu nekk juróom-ñetti at yi ñu génn. dañu def jéego yu am solo ci wàllu environnement ci wàllu législation tëgg. texte yu bees la loi sur l'environnement date de 2000 donc loi bu bees la 20 ans lay soog a am loi sur le domaine national date de 66 mais waruñu am facilité ku mu neex ndax am nga xaalis wala yaa ngi bëgg a investir nga dem def lu la neex ci tefes gi booy seetaan film américain yi parce que nit ki da nga koy wax langage mënu dugg ci noppam booy seetaan film américain yi bu ñu lay won côte bi diggante géej gi ak kër yi toujours fa la ñuy découvrir des cadavres parce que day bëri suuf ak ñax parce que ñoom dañu bàyyi le domaine public maritime muy 100 mètres fu gandax bi sore géej gi bu ñëwee ba dóor fi mu gën a sori. dañuy bàyyi diggante boobu ak premier tabax yi tolloog 100 mètres donc kër warul nekk presque ci 200 mètres ak géej gi. donc loolu moo tax film américain ngay gis ay garab ak ay dunes yu kenn laalul mu dox diggante ndox mi ak kër yi. ba diggante ba booy xool film yi ñoom toujours ay moto lañu yore. parce que duñu ko mën a dox parce que day jël espace. loolu mooy sécurité. tubaab yi bi ñu fiy ñëw période coloniale dañu dem sampal ay garab ci filao Géejawaay. léegi lu ñu ko def dagg def cité enseignant dagg def leneen ba daggaat ñu ngi koy lotissé waat encore mais dafay rendre vulnérable le Cap-Vert. parce que Cap-Vert boo xoolee carte du Sénégal dafa dugg ci biir géej gi 100 kilomètres à partir de Mboro. ñun ñu ngi ci biir géej gi. et y a aucun point de Dakar bu sori géej gi 4 kilomètres. foo toll rek boo dawee 4 kilomètres yeeg nga. alors gis nañ ñu bëri jug nañ même société civile bi ñu bëri jug observateurs yi tamit di ñaawlu bu baax a baax littoral bi ñu ngi koy caxate mais teewul mbir mi mu ngi wëy ba léegi teewul mbir mi mu ngi dem ba léegi. mais Sendou dafa war a yee nit ñi Sendou fii ci Bargny. premier kër yi nekkoon géej pied dans l'eau géej gi daf koo nangu. ñi amoon pied dans l'eau bàyyi nañu seeni kër parce que géej gi vague yi bu dalee day romb seeni salon ba dem ci mbedd bi ci topp parce que dañu amoon les pieds dans l'eau il y a quelques années. Tëngéej Bargny cimetière yi fu ñuy rob suñuy néew suñuy maam géej gaa ngi koy nangu dañ lay wax jàkk mu ngi woon fii boo demee Mbaaw soo demee Guet Ndar le risque est grand. Oui, parce que Gendar. tsunami bi amoon Japon. ba toj la centrale nucléaire de Fukushima yàlla tere bu amoon Sénégal fu ñu jëm. mais suñu borom moo ñu suturaal. tey boo demoon sur le phare de Ngor. nit ñaa ngay toj phare bi. et c'est une roche volcanique. di ko defi hôtel di ko def n'importe quoi. ñu ngi fragiliser. le Cap-Vert. soo demee gannaaw hôpital Dantec diggante hôpital Dantec ak teeru Baye Sogui distance bi ci terre ferme motul 300 mètres te ñu ngi
casser dynamique gu falaise bi alors que le palais de justice est installé sur une marne. suuf si day yëngatu foofu moo tax ñu tëj palais de justice bi fa mu nekkoon. mais ci diggal boobu entre institut Pasteur ba ci kaw nit ñaa ngi toj falaise bi di ko raser def ay kër. ma jël suñu téléspectateur bu mujj très rapidement rek ndax li ñu desee bëriwul allo allo. allo oui. bismillah. ça va dama bëggoon participer ci émission bi quoi. yaa ngi en direct yow rek nañuy déglu bismillah. asalaamaaleykum maa ngi nuyu Mbacke Seck. aleykum ci salaam ci émission bi quoi. fa nga ñuy woowee. maa ngi lay woo depuis Italie. bismillah an waa Italie. ça va ñu ngi fa mais kii bi moo bëggoon wax man fu ma d'accordul ak Mbacke Seck mooy c'est-à-dire que les eaux usées ak eau de pluie c'est des traitements c'est différent ak eau yoo xam ne dafay jógee ci kii usines yi parce que normalement eau yu jógee ci usines yi normalement dañ ko war a traité de à part parce que eau yooyu dafa am mélange huile ak am na ay déchets toxiques quoi. alors moo tax su ñu waxee traitement des eaux usées waruñu ko boole ak traitement hygiénique quoi parce que yooyu normalement dañu war a créer yeneen unités yoo xam unité de traitement d'eau yoo xam ne c'est différent unité yoo xam ni bokkul ak assainissement bi ak réseau assainissement bi quoi. les problèmes déchets yi ñu gis doon problème de comportement sénégalais yi parce que soo xoolee les sénégalais normalement déchets bi ñuy defoon sénégalais ñoo koy sànni tant que changé wuñu comportement problème yooyu bu jógee il faut que ñu commencer nag léegi jàngal nit ñi différencier les déchets plastique carton lépp et puis ramassage bi nekk régulier sinon le problème pour régler ko dina xaw a metti quoi. jërëjëf. loolu laa ko bëggoon wax rek parce que question bi ma bëggoon poser mënuñu boole. réseau assainissement warul jël en charge eaux usées des usines loolu c'est pas possible loolu beneen traitement la boo xam dafa war a sax créer emploi war na mën a créer yeneen usines yoo xam dañu ko war a def. mu créer emploi yoo xam ne day créer emploi des jeunes. merci beaucoup. merci beaucoup. di la jaajëfal bu baax a baax nga nuyu waa Italie alors Mbacke très rapidement 2 minutes moo ñu dese. man ak moom ñoo bokk lu ñuy wax. dama rappeler situation actuelle bi suñu réseau dafa nekk réseau unitaire eau usée eau pluviale loolu moo fi am. mais du lu gën du lu jaadu. usines yi li ñu leen demandé ci projet baie de Hann bi mooy bala ngay sotti sa ndox ci réseau bi nga def pré-traitement yaa que benn entreprise moo nekk aux normes te amoon na fonds 8 milliards bu ñu teg pour wax entreprise bu bëgg am unité de pré-traitement nga ñëw jël xaalis foofu leb ko nga installer sa centre de pré-traitement des eaux avant nga koy déverser mais usines yi seen bopp dañoo màgget. usines yi dañoo màgget système de pré-traitement yi dañoo raw usines yi ba ku ci nar a nekk aux normes ça te pose problème mais ñu ni xaalis mu ngi fi pour nga nekk aux normes bennum usine Sobowa moo nekk aux normes. yeneen yëpp l'argent attend depuis 7 ou 8 ans rien que pour chef d'entreprise yi dem jël ko et se mettre aux normes. mais moom li muy wax mooy jaadu mën na andi liggéey. dañ ko war a différencier. am na solo sànq aussi yaa ngi doon wax mbirum avancée de la mer ca Gendar ca gox mbaaj aussi gisoon nañ fa situation. c'est la vérité oui. Sénégal dafa nekk pays vulnérable ci avancée de la mer bu géej gi di avancer Sénégal dafay am risque. parce que dañuy perdre trait de côte bi day changer kër yi dañuy bouger géej gi day nangu ay kër day nangu même presque la ville de Dakar. donc loolu dafa war a am comportement yu bees. di la gërëm baax di la sant Mbacke. mais kontaan trop ñëw nekk invité kennu askan wi. jërëjëf vraiment kontaan naa trop. di la gërëm baax di la sant Mbacke Seck nekk écologiste. naka noonu mu nekk sentinelle de la baie de Hann mbokk téléspectateurs yi yéen tamit ñu leen di gërëm baax di leen sant ba altine incha allah.